mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu moo jot ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. bokk na ci étudiants yi doon manifester ca université Sine Saloum bu Kaolack ba ñu teg leen loxo mujjantal gi daal nañ leen rek bàyyi ba tey nag ñu ngay wëy di réclamer conditions yu baax yi ñuy jànge ak seen i restauration dinañ ci dëkk ci ndorteelu xibaar yi ak yore seen i kaddu procès appel bi daal bu Kémi Cheba gak kii di Bentaleb Sow procureur de la République ak ci kanamu procureur de la République mu daal den nag wutale ak banque centrale gannaaw koppar googu ñu leen da joxar bi baaram ne daal dañ ko daal di nag lakk mbir moomee daal nañ koy dàqandi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril ay avocat nag daal nañ ci yëgg ay lay dinañ ci daal di jukki ba tey ci biir xibaar yi moo nekkoon sax ponk wax sa xalaat li aju ci wàllu activiste yi ak yenn ci xeetu jafe-jafe yi ñuy daal di nag jànkonteel ci réew yi ci kanam ñu daal di ci dikk appel mi nga xam ne nag président Macky Sall daal na koy jëmale ci kii di Idrissa Seck Malick Gakou li ni mel nag daanaka ñu ci bëri yëf yi it la leen ñu daal di ci àddu ku ci ne ak xalaat ba nga ciy daal di nag demee donte responsable lu parti yooyu ñu bëri lànk nañ ne duñ ci àddu askan wa fare ca Ngeekoox commune ba nekk ca département bu Mbour mer ba futu la ñu daal di nag def ndax ñàkkum ndox mu yàgg boo xam ne daal sonal la leen askan wa sax ne ñu daal kuréel ga yore ndox ma foofu di Asufor ñu ngay sàkku mu daal leen abal dinañ ci jokkoo jeeg Babacar Sow ci biir xibaar yi lay doon dinañu jokkoo itam ak ndaw yi nga xam ne nag ñooy bëgg rek wàllu jàmm dellu ci Casamance dañoo bëgg nag ñu dugal leen ci kuréel gi nga xam ne mooy groupe réflexion buy àddu ci mbirum Casamance ñooy nañ daal noppi nañu ngir dugg sax ci biir rébellion yi bu ko defee amal ay waxtaan jàmm daal di dellu si dinañ ci daal di jukki dinañ ci toftal yeneen i xibaar beneen ponk wax sa xalaat bi ci invité contradictoire lay daal di nag doon mbirum at bi njiit réew mi Macky Sall daal di fiy def gannaaw ñaareelu mandat mag la mu ca daal di nag def ci jeexital waaye itam li des ci boobule liggéey dinañ ci jukki ci kanam toftal ci yeneen xibaar Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce ci Guinness Kiss lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi ñu doore ko ak étudiants yi doon manifester ca université bu Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ñu tegoon leen loxo daal di nañ leen bàyyi ñu libéré leen waaye nag teewul ñu daal di nag di wëy di fësal li nga xam ne mooy seen mëbét condition yu baax yi ñu jàngee ci université boobule seen i restauration itam ñu daal di koy xoolaat bu ñu sukkandikoo ci seen porte parole bu Kunta Sissoko ñu gën ko xam ci Cheikh Bou ñu déglu ko ak Mamadou Camara. jafe yi ñu am dafa mel ni bëri na mënuñu ko natt parce que ci côté pédagogique nee nañ université bi dafa ubbi daaw ba ren te université bi chantier yañ ko war a def sax tàmbaleegul université bi ubbi daaw ba ren ñu indi ñu si site provisoire yi nga xamante ne si ni nee nañ sax temporaire la site yi nga xamante ne si ni nee nañ EFI la ak LFA ñu gis ni kat 5 salles de classe ñoo fi nekk 5 salles de classe yu fonctionnel te seen équipement électronique wala table banc yi lépp motanewul ñu indi fi ren plus de 600 étudiants yow nga jël 600 étudiants indi ko fi te amical bi nga xamante ne si yéen a leen fal yéen a leen fa teg pour ñuy dox ci waawu étudiants yi pour ñuy xool étudiants yi lu leen métteeg lu leen neex lan la ñu war a améliorer ñu woo la pour discuter ak yéen ñoom woyuñu woon ci côté pédagogie woo nañ leen matin midi soir wax nañ ak ñoom mais li ñuy wax mooy que ni carrément booy ñëwaguñu kon que booy ñëwaguñu ñun nag ñu nekkoon nañ leen déglu ñu déglu leen ba mu des 5 jours ñu dugal benn communiqué ne ñu carrément booy dinañ ñëw bis tàngam dinañ ñëw jàngi si ñun loolu ñu gis ni kat université bi dara baaxu fi ñu dem ba si ñoom jéem a waxtaan ak ñoom ci côté social buñ demee si ñoom ñu ne ñu kudd la buñ demee ci kudd ñu ne ñu administration ñun ñu taxaw nekk ci diggante bi xamuñu sax fu ñu war a dem te social bi gis nañ ni carrément restaurant bi nga xamante ne si ni moom lañ def ci biir enceinte li ñuy woowee campus pédagogique bi restaurant boobu mu ngi toll ci 134 places wala jël lu ëpp 1134 étudiants ce qui veut dire que ni 1000 étudiants du ñu mën a lekk normalement comme ni mu fa waree te xam nañ ni étudiant kat maanaam jàng lañ ko sant mais jàng da nga koy teg ci conditions yu mën a jàngee loolu doyut ñu yokk ci ñu defaral ñu ndox indil ñu ndox ci biir université bi parce que ñoom heure bu leen neexee ndox mi ñëw heure bu leen neexee ndox bi bañ a ñëw boo waxee ñu ne la Sing Sing moo mel noonu mais am nañ possibilité indil ñu ndox ba ñun ñuy mën a am ndox parce que ku amul ndox doo jàng te ndox mooy source de vie. ñu daal di nag dikk ak procès bu appel bu
bu Kémi Séba moom ak Ben Taleb Sow mu daal di leen nag dox seen digg ak waa banque centrale ñu waroon ko nag amal waaye moom daal di ko teewewu ko ndax lañ ko daal di teg loxo foofa ca aéroport international bu Blaise Diagne mbir moomu sax dañ ko mujjee dàqandi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi ñu jëm. Activiste bi nag dañ ko daal di nag toppee daal koppor billet de banque boo xam ne daf ko daal di nag lakk délit boobu nag daanaka constitution bindu ci waxu ci dara mu ngay sàkk ñu libéré leen moom seeni avocat maître Khoureychi Ba ñu déglu ko ak Babacar Samb. En 2017 biñ koy génnee Sénégal mu fekk na procès ñu jàpp ko ba pare en août 2017 mu tëdd ay fan ay diir tëdd na ko Rebeuss bu mu ñëwee jugement ñu bàyyi ko ndax dañ ko doon toppee dafa taal benn billet junne procureur bi banque centrale ñoom ñëpp ñu porté plainte def ko affaire bu rëy mais bi ñu àttee ñun li ñu sukkandikoon mooy article 411 code pénal parce que ñoom dañu garaawaloon affaire bi dugal ci article 80 dugal ci article 411 comprendre duñ ko ay 129 lu nekk garaawal affaire bi ci laaj peine yu doy waar ñun leen mais lii yéen li ngeen laaj ak li yoon wax du benn parce que article 411 certes dafay tere kuy taal xaalis mais ay billets la wax or procès verbal bi ak vidéo bi ñu am yëpp dafa wane Kémi Séba benn billet la taal bon bi ñu waxee loolu parce que loolu dafa am solo ci droit benn billet ak billet yu bare am na différence loolu moo tax xale yi doon àttee xale yu xarañ lañu bien que procès bi bare na woon coow trop ñu ngi fàttaliku ni bi ñu commencé procès bi Kémi Séba première réponse bi mu joxee salle bi dafa tàccu fekk juge bi waxoon na leen avertissement bàyyi leen tàccu yi tribunal ngeen ne mu vidé salle bi ñëpp génn mboq meeg xarit rek pratiquement ak journaliste yi la ñu bàyyi ñu toog ci salle bi mais bi ñu plaidé ba pare daf leen bàyyi moom moo ko ay benn taleb mais délit amul li ñu leen toppee du dara amul. ñu daal di nag wéy ci wooteeg njiitu réew mi Macky Sall jëmee ko ci kii di Idrissa Seck Malick Gakou li ni mel nag ñu ci bëri daal di ci nag addu bu fekkee nag libéraux yu parti réew mi jamono ji bëgguñu ci nag wax ci appel boobu yenn ci askan wi nag ñu ngi ciy addu ku ci ne ak xalaat ba nga ci am Amadou Moustapha Dia. donte benn woy politique bu nekk ci parti réew mi bëggul yee yàbbi ci woote bi nga xam ne président Macky Sall woo na ko Idrissa Seck askan wi moom ñu ngi ci yee yàbbi waa jëlee di ab ndaw di xam na ne moom de ànd na ci woote bi. comme on na leen pour ñu liggéey ak ñoom donc nañ def lu président bi wax rek donc c'est la meilleure chose pour le Sénégal que ñuy xeexante seen biir Sénégal su wootee moom ku nekk na fàtte boppam donc c'est ça bien sûr nañ dem wuyu ji ñu liggéey c'est ça man bon vraiment man noonu laa gisee. waruñu dem benn yoon lu nu mel mooy kàddu góor gile di xam ne àndul benn yoon ci ko mel ni Idrissa Seck dem wuyu ji Macky Sall dina ko yéem loolu ba jaaxal ko. mënuma yaakaar ne Idi dina mus a jóg di répondre yi Macky Sall di ko wuyu ji ci wooteem parce que musul woon a nangu victoire u Macky waaye donc bu xaaree ba tey jii ñu naan Macky ngay woote di woo Idi bu jógee naan mu ngi koy wuyu ji man dama naan dafa fonkul Sénégalais yëpp dafa war a taxaw opposé wu pourquoi pas parce que ci lu nu mun a gëm ñun xaaratunu mandat beneen bu Macky xaaratunu ko moom waaw parce que dund nañu kaaw Ablaye Wade fii. ci geneen wàll waa ji la sax di xam ne moom de am na sax loo xam ne fu mu nekk nii jaaxal na ko loolu moo di tekkaaral bi nga xam ne Idrissa Seck tekkaaral na ko muy xam ne jamono jële moom xelam teeyul sax waaye dafa mujj nëx. mais nopp bi mu noppi kañ moom mooy li ñu jaaxal ñun ñëpp parce que opposant day wax opposant dafa war di jàkkaarloo waaw di wax opposant dafa war di wax dafa war di topp waa ji bu dee opposant bu dëgër la dadul war a bàyyi opposé wu tout le temps waaw waru ko bàyyi nit ñi aussi mën la gëm àndandoog yow ñi bëgg opposé wu mais ñi bëgg opposé wu bu ñu gisee léeg-léeg nga ni yàccaaral léeg-léeg nga ni nem léeg-léeg nga toog xamuñu yaa ngi gisee guddi xamuñu yaa ngi gisee bëccëg dara leeratuñu ci say mbir ak say yëngu-yëngu mais xel day teeg man de sama xel teey na ba nëx na sax teeyul dafa nëx man sama xel dafa nëx ci seen i mbir. ak lu ci mënti am daal ci gis-gisu ñu seen xam-xam màcc ci wàllu politique fii ci réewu Sénégal ay coppite ak ay mbir yu bettee jëm ci wàllu doxalinu politique bëri na fi loolu jamono ji ñuy laam-laamee waxu ñetteeli mandat am déet lu nekk mën na cee xew ndax kat politique fii ci réewu Sénégal du ëmb day xëy rek wasin. Sud FM.
ñoo dikk nag ci askan wa fare ca Ngeekoox ñi daal di nag mer mu nga ca département bu Mbour la waral ñu daal di wàcc ci mbedd mi mooy nag ñàkkum ndox boo xam ne dafa daal di nag yàgg lool te sonal leen ñoom ña fa daal di dëkkee askan wa nag profité ci mbir moomu ngir sàkku nag kuréel ga yore wàllu ndox mu foofu di Asufor ñu daal di ko fay jëlee Babacar Sow. askan wi nekk ca Ngexoox commune bu nekk ci département bu Mbour dañoo mer ba fut ba tax sax ñu génn ci mbedd yi doxub ñaxtu di ŋàññ bu baax a baax li nga xamee ni ñàkku ndox bu tar bu ñu nemmeeku ci dëkkub Ngexoox di loo xam ne lii sonal la askan wi rawatina jigéen ñi ndox nekk na li nga xamee ni sañ-sañ la ak yelleef suñ sukkandikoo ci kuréel gi nga xamee ni ñooy saytu Ngexoox ñoom ñooñee nga xam ni ñoo ràngu ngir xeex li ni mel doxub ñaxtu boo xam ni ca mujjantal ga daal nañuy jàng benn mémorandum ni daal nañu càmbar Asifor Souleymane Jules Diallo moo yore kàddu kuréel gi. question ndox bi dafa nekk question boo xam ne mënut a xaar parce que Ngexoox day toog ay weer du ñu am ndox te loolu dafa jafe parce que population bi amuñu moyen pour di dem di jënd ndox boo xam ne dañ ko filtrer question ndox bi forcément pour ñu mën ko résoudre il faut vraiment mu am audit pourquoi ñu war a auditer parce que dafa am structure bu ñu tuddee Agifor moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu ndox te population bi ku ne si ñun da ngay génnee sa koppar di ko jox Agifor di ko fay mu koy dugal si gafagaam te ba tey Agifor amul benn bilan bu mu présenter population Ngexoox te ba tey mënuñu am ndox ça fait plus de 8 ans que situation bi mu ngi fi moo tax ñu ne dañuy jóg daal di wax daal di kaas pour xool nan la ñuy def ba ñu auditer Agifor mais aussi lu jëm si forage bu bees bi mooy château d'eau bu bees bi dañuy jot ay information léeg-léeg ñu ne ñu décembre dina ubbi suñu dogaatee ba si kanam ñu ne ñu janvier ñu toogaat ba si kanam ñu ne ñu mars. jafe-jafe ci wàllu séddale ndox fii ci Ngexoox tax na ba comité bi nga xam ne mooy saytu Ngexoox ni daal na fi Asifor jógee Souleymane Jules Diallo. qualité ndox bu ñuy consommer je pense que même yéen journalistes yi gis ngeen ko gis nañ ne ndox bi dafa xonk cooy parce que ndox bi dafa am calcaire muy beneen bi mooy mécanisme de filtrage ndox bi baaxut maanaam problème technique la parce que ndox bi nuñ koy filtrer moo baaxul moo tax suy egg si kër yi ba nit ñi di ko consommer day nekk ndox bu xonk cooy. Les femmes sont obligées de se réveiller. te ndox bu xonk bi ñëpp xam nañ te du ndox bu baax te ndox bi mun na andi ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu population bi. Babacar Sow dañ cee jokk ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Babacar Sow daal di ko nag jaajëfal ñu daal di dikk ci ndaw yi nga xam ne yu région beneen mooy Ziguinchor foofee nag dañoo bëgg a dugal seen loxo ci négociation yi am ngir ñu daal di bokk ci wutum nag jàmm ga ci ndaje biñ ci amal ci njeextalu nag ayu bés bi ngir sensibilisation bi processus bu paix bu Casamance googule nga xam ne groupe de réflexion bi moo ko woote ñoom ndaw yi ne ñu noppi nañu ngir dugg ci Macky bi bu ko defee nag saafonteeg rebelle yi Mamadou Talibé Diallo nekk président conseil régional ndaw yi Ziguinchor ñu déglu ko Ignace Dey. tey lu tax ñu daje ak GRPC mooy ñu pour mën a def diagnostic situation Casamance tey boo xoolee GRPC ñu ngi def lu nga xam ne lu rëy fii si Casamance mais jeunesse bi xamul si dara loolu moo tax tey ñu woo leen pour ñu mën a waxtaan ñu xool si ñoom lan la ñu nekk di def ak tamit ñun lan la ñu nekk di def ñu xool ne mën nañ booloo suñu doole yi pour ñu mën a def fas nañu dem si Macky bi waxtaan ak suñu naataango parce que suñu rakk yi la suñu mag yi la suñu tonton yi la ñoo fa nekk pourquoi pas ñun jeunesse bi dem waxtaan ak jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk si biir Macky bi mën a waxtaan ak ñoom si jafe-jafe jeunesse Casamance par rapport à ce conflit Casamance dañuy revendiquer suñu place fépp GRPC négociation pour la paix en Casamance bu nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy def ñu ngi revendiquer suñu place parce que lan la ñun ndaw Casamance ay victimes lañ mais aussi ñun ndaw Casamance ñun ñoo nekk si mbir Macky bi donc c'est normal que tey bu ñu war a waxtaan ngir la paix en Casamance que ndaw yi mën a nekk foofu mën a am seen place donc war nañ am place si GRPC parce que boo xoolee GRPC ay mag kese ñoo fa nekk pour war a dem waxtaan ak ay ndaw donc dina jafe trop donc suñu place waroon nañ ko mën a am foofu am ko feneen ak feneen ak feneen. ci loolee sax faaw ñu daal di gën a rek am taxawaay ak détermination loolu mooy message bi nga xam ne coordonnateur bu GRPC mooy groupe réflexion boobu di wut jàmm ca Casamance daal dina koy rek wax nee na ndaw yi daal nañu fexe ba lépp lu aju nag ci wutum jàmm ñuy daal di ci dugal seen loxo Robert Sagna di ngeen ko teewlu ci xibaaru tubaab yi fexe ba daal di nag defaraat village ba nekk ca commune bu Santhiaba Mandiack am na ay effort yi nga xam ne nag état bi daal dina ko cay rek def ndax askan wa nga xam ne dañ leen déplacé woon gannaaw conflit ba amoon foofee ñu daal leen rek delloo siwaat wàllu nag làqu boobu
dëkk ba daal di nag làqu ak wàllu nag miin ya nekk ci village ba tax na ba ngir daal di suqalikuwaat ci wàllu koom-koom nekk loo xam ne nag jafe na loolu waral kenn ci ñi bokk nag ci responsable yu dëkk boobu di Seny Diatta di bëgg rek pouvoir public yi daal leen nag gëstu ndax urgent jàmp na ngir ñu daal di taxaw mbokk yooyu nga xam ne nag jafe-jafe yu tar la ñuy dund Seny Diatta ñu déglu ko ak Ben Michel Kanfouti. appel bi ñu lancé woon chef de l'état bi dégg na ko parce que déjà indi na ay programme ay teen ay kër ñu dimbale nit ñi réfugiés yi di tabax seen kër yootu EFOC am na antenne il y a 2 ans de cela bu ñu xasee dugg EFOC wala yootu c'est fini mënoo jot kenn parce que ñàkk réseau la may si gànnaar yëpp day couvrir zone boobu yëpp donc bekte la ci population bi programme Puma tamit tabax na château bi ñu ngi def adduction d'eau bi pour que ndox bi mën a dugg ci kër yi ñu ngi tabax ay école fu ñuy gën a insister ci plaidoyer bi mooy ci tali bi parce que désenclavement mooy lépp tali su amee lépp day dox parce que à partir de la Guinée-Bissau dañuy am indi seen kii yëpp foofu lay jaar yuutu wala EFOC te gaal bi mënuñu yóbbu lépp fi ñuy gën a insister pour que état bi gaaw ci liggéey tali bi je pense que foofu lañ war a def suñu kii bi même si am nañu ñoom tamit soxla courant. bon pour les mines c'est vrai que defoon nañu liggéey bu baax permettre yuutu EFOC ñu retrouver seen suuf léegi li des mooy bu gën a kii mooy Djirëk Kaxem ak Santhiou Mandiack boo xamante ne moom mooy chef lieu commune bi donc foofu 95% seen suuf dañ ko miné mais war nañu continuer boobu jëjët parce que zone boobu yëpp zone de production la woon très riche en agrumes et toute culture mais malheureusement du fait des mines gars yi mënuñu béy seen suuf. doyen des juges daf ko daal di nag woolu ëllëg moom docteur Babacar Diop dañ ko convoqué kon foofa ca palais de justice bu fukki waxtu tegalee benn si di fukki waxtu ak benn jotee kon boobu leen ndaje nag moom mu war ko jàkkaarloo ak juge bi moom nee na bu ca noppee moom docteur Babacar Diop dina amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi ndax benn déclaration bu am solo ba mu cay daal di rotal dikk ci projet ak énergie bu war a toll ci ñetti junni ci ay lignes yoo xam ne dañ leen di rek lëkkale koppar gi ñu xayma ko ci juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay junni millions ci wàllu dollar loolu organisation bu nga xam ne mooy yooyu ci mise en valeur bu fleuve Sénégal ak organisation beneen bi nga xam ne mooy bu fleuve Gambie ñoo ci bëgg rek lëkkaloo muy ab partenariat bi nga xam ne dina mën tax Sénégal mën cee daal di nag jëriñu ndax dina jot ci réseau boobu ñu daal di interconnecté waaye itam dina jëriñu ci énergie bu barrage bu Guinée fexe ba mën rek exploiter itam yenn ci ay ressources naturelles yu projet googule xew-xew gi amal nañ ko ba ñu daal di koy xaatim ni ki tey jile Aïssatou Gueye Ba. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans nos locaux. wax la bu jógee ci gémmiñu kii di haut commissaire de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie di wuyoo ci turu El Hadj Lansana Fofana buy wax rek kolo bi jëm diggante moom ak kii di OMVS ab projet bu ñu daal di tàmbali jëm ci wàllum defar rek ay lignes d'interconnexion njëkk bu toll ci 722 millions de dollars bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Ababacar Ndaw nekk secrétaire général bu OMVG. projet nag dafa nekk ci période du tabax projet maanaam am na benn projet boo xam ne moom lay wax interconnexion maanaam ligne électricité la boo xam ne mu ngi toll ci junni ak juróom-ñaari téeméeri kilomètres ci ligne yu ñu war a def nga xam day lëkkale réseau bu Sénégal bu Gambie bu Guinée-Bissau ak bu Guinée dina am 15 postes aussi poste haute tension yu mag yooyu ngeen di gis léegi nag loolu yëpp na xaalis bi yemb na travail bi commencé na xaalis bi mu ngi toll ci 722 millions de dollars. ngi liggéey te am na yaakaar ni fin 2020 début 2021 projet bi dina war a disponible. mu am ay waxtaan yu bëri yi ci jógee waaye ana intérêt bi Sénégal am ci bokk ci projet boobule. bu amee ligne d'interconnexion bu lëkkale réew yi mooy fépp fu waay ne bu amee source de production maanaam usine mën na injecter ci biir réseau bi nga jot ci ça veut dire que tey barrage yi nga xam dañ nekk Guinée comme lu mel ni Souapiti
wala Caleta énergie bi ñu am mën nañ ko injecté ñu jëriñoo ko fii Dakar wala ñu jëriñoo ko Gambie. Bon beneen bi aussi mooy xam nga Sénégal am nañ gaz am nañ potentialité yu mag boo liggéey aussi gaz boobu mën nañ ko ay usine mën nañ ko def fii usines yooyu bu ñu produire ñoom aussi mën nañ dugal ci réseau bi ñu utiliser ko feneen donc boo liggéey vraiment liggéey bi ñuy def bu yembee énergie mën na jógee fu nekk ñu koy jëriñoo fii ci Sénégal wala feneen. ab forum mondial de l'eau bu ñu koy xaar nag mars 2021 réunion nekk ab pàcc jëm ci wàllum forum mondial boobule projet d'énergie bi nag nara rek tàmbali liggéey bi. ñu daal di dikk nag ci ndorteelu carême bi fekk ñaari fan ñi nga xam ne nag ñooy fidèles chrétiens yi ñu daal di nag dajeel daanaka ñu ngi koy daal di nag waajal ndànk ñoom nag ñu ci ëpp nag ne ñu confession bi moom daal nañ koy rek def ba noppi déglu nañu itam bataaxal bi nga xam ne moom la leen pape bi daal di nag jébbal ngir daal di nag xam naka la ñuy doore li aju nag ci carême boobu Sosette Kali. ñoom ñi ngi ci wàccaayu carême gi bu baax a baax ci doxalin bi ak ci pas-pas bi boobee wàccaay ñu ngi xamle ni ñu ngi ko gën a teg ci liifantu wu mandement de carême nga xamante ni mën nañ cee gis bataaxal bu pape bi di jébbal at wu jot rawatina nag jëm ci confession ak it baale gi. carême ñu ngi commencé préparer wu spirituellement. mentalement. instant bi ni moom psychologiquement mën naa wax ne pare nañ psychologiquement par la prière lay doon ak préparer ko xam ne on a 40 jours pour que ñu war a topp au moins tànku Yeesu Krista ba mu nekkee ci désert bi. ci kàttanu yàlla mooy def li yàlla santaane def ko ci sutura kenn ba na xam mu bañ a feeñ ci sama kanam bañ a feeñ ci samay jëf yi. bu ñu sukkandikoo ci soxna yooyee donte dina am ay privation ci jamono googee dafay ñëw rek nekk loo xamante ni day wëyal ni ñu daan doxalee. mënuñu wax ne dina changer radicalement parce que bon même en temps normal bu dee habillement dañuy toujours essayer di solu correctement peut-être yokk abstinence bi wàññi peut-être li ñuy lekk pour mën a feddoo ak ñi gën a néew doole ak plus de prière. carême passé sax nañu continuer di ko dund ci noonu parce que ça ne veut pas dire que carême rek la ñu war a def loolu ñu ko war a def chaque jour que jëfee saa yu ñu xëyee li yàlla santaane nañ koy def. ñu fekk ko ci bërëbu liggéeyukaayam bi le soxna mu ngi ñuy xamal ni daanaka ay fanan gi bi mu soppiwee lépp lu jëm ci lekkam. tey façon yi nga doon def ak léegi dootul bokkati tamit ci wàññi lekk bi tuuti parce que bu ñu duggee ci carême bi donc lekk bi dina wàññeeku bu baax parce que sa heure lekk yi nga doon lekk ne avant ak léegi dootul bokkati loolu moo tax foog ñu waajal ko ñu def suñuy prière ñu di jébbalu tamit ni ci yàlla. alarba gi ñu dëgmal mu nekk mercredi des cendres si la communauté chrétienne bi nar a tàmbali ñeent fukki fanu woor ak yu prière. doore ak comité national bu yore wàllu nag CNG de lutte bi ñoom nag dañoo woote ab ndaje taskatu xibaar yi ngir daal di def ab bilan ci seeni nag tolluwaay président CNG bu lutte wax na leen nag làmb gi daal jamono ji mu ngi dox na mu waree wuuteeg lool na ko ñenn daal di nag jàppe wala daal di jàngatee ñu teewlu Alioune Sarr président CNG ak Ismaïla Marcel Coly. tey dajale bi li ko waral mooy waxtaan ak ñi bëgg làmb jaarale ko ci yéen taskati xabaar yi pour saison bi ñu nekk fan la comité national bi tollu ci làmb ji li ñu leen di njëkk a wax mooy ñan ñoo am licence bi fii ñuy wax ak yéen su dee ci promoteurs yi xam ne bëre simple bi la ñuy topp ñaar fukk ak benn lañ su dee promoteurs yi topp bëre dóor bi ñaar fukk ak juróom benn lañ su dee manager yi xam ne ñooy taxawal mbër yi ñaar fukk ak benn lañ su dee mbër yi def bëre simple te am licence ñaari junne lañ ak fanweer ak juróom ñaar ñiy def bëre dóor juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñiy def lutte olympique fanweer ak juróom association yi xam ne ñëw nañ CNG ñu reconnaître leen ba tax seeni mbër di mun a bëre téeméer la ak juróom fukk ak ñeent su loolu paasee nag am na ay bés yu ñu jàpp pour dajeek ñi ñu ŋànkal làmb ji ci diggante weer wii ñu nekk ba mois d'août ci li ñuy wax sport international bi muy lutte olympique bi demoon nañ championnat d'Afrique en février ñu ngi pare dellu mois de mars Maroc pour suñu amee chance am ay mbër yu mun a qualifier pour dem aux Jeux olympiques. tey ji nag ñu ciy dalal ñaar ci at bi nga xam ne njiitu réew mi daal na koy def gannaaw bañ ko falaatee bokk na ci kii di Aymérou Gningue moom la ñuy daal di njëkk a déglu ak réalisation moom mu jàpp ne def nañ ko ci jaare ko ci PSE bi buñ ca noppee nag ñu daal di teewlu député Cheikh Mbacké Bara Dolly moom mi jàpp ne lañ doon xaar daanaka la ca des moo ëpp
ñu teewlu leen. tey jii la am at yàlla bu ñu ko faleeg léegi. ban bilan nga def ci liggéeyam. waaw bilan bu rafet parce que président dafay continuer xam nga ki ñuy fal muy def bilan mooy ki nga xamee continuer wul kii nag dafa amoon ñu joxaat ko te fi mu tegu woon rek fa la teguwaat mooy fexe ba programme bi nga xamee taxawal na ko ci juróomi at yi mu tàmbali ko ñoo ngi sant yàlla nag bi mu ko tàmbalee ubbee ko itam ak waxtaan. parce que réew boo ko bëggee yor da ngay waxtaan moo tax mu lancé dialogue national bi nit ñi wuy si nañ ko ñoo ngi xaar pour ñun ñëpp ñu mën a déggoo ci yoon yoo xam ne bu ñu ko defee incha allah dina jural njëriñ réew mi wa salaam. action économique am ndax satisfaire na la lu mu def si liggéey. waaw lu rafet la action économique dama ni continuité la du moom tàmbaliwul dafay yeggale ki nga xamee ne dafay yeggale dafay continuer kooku dañ koy pousse parce que xam na fi mu war a tegu parce que tegu na fa te mi ngi dem kon nag nañu ànd ak moom gunge ko pour mën a yeggat ba ndax li nga xamee ne tey am na fii président woote na juboo ndax lii nga xamee ni mooy demu Ousmane Tanor ñu koy rendre hommage tax na politique yëpp daje fi loolu nag président daf ko yàgg a woote parce que woote woon na ko ci dialogue national bi mais tey itam waxaat na beneen message pour wax ni am na loo xam ne kenn mënu ko séddoo waaw kenn mënu ko séddoo mooy Sénégal te Sénégal googu moo ñu war a jàllal lépp loolu moo tax mu wax. liberté yi nag am na ñuy jàpp de. amul benn problème parce que liberté jàpp ñu kenn koo xamee ni defoo lu dëppoowul ak yoon. nit nag ab république dafa am yoon dafa am ay keno yoo xam ne ci lay tegu keno yooyu nag da nga koy mën a respecté am jàmm bu fekkee respecté woo ko yoon mooy dal sa kaw loolu du mbiru président mbiru institution yi. moom ñu daal di teewlu nag kii di Cheikh Mbacké Bara Dolly moom it beneen jàngat la ci am ñu teewlu ko Amadou Moustapha Dieng. un an la boo xamante ni un an bu naqari la. Sénégalais yi nii seen yaakaar moom war naa mën a yàq ndax yokkute yi am yëpp ci lañu ko gis muy yokkute courant bi muy yokkute essence bi muy yokk dund gi lépp loo xamante ni tey ji yokk na ci rek ci at bees bi lañ ko yokk ci la yokkoo te dañ naan nag cin bu naree neex ba baxee xeeñ tey bi mu gañee réew mi ku ne xam na ne Sénégal ba noonu am na courant ñu ngi ci ay jafe-jafe ak ay difficultés yoo xam ne ginnaaw bi ñu ko joxee 125 milliards francs CFA ci loi de finances rectificative numéro 2 bi tey jii jëm tey bu yokk mbirum courant bi ci Sénégal ñaareel bi mooy li muy campagne wutuloon kenn ne bu ma gañee dinaa dindi poste premier ministre dindi na poste premier ministre man nag aw satisfaction 2 mois ngi nii Assemblée nationale amul téléphone dañoo coupé ay téléphone am kon yaakaar naa ni ku ne réew mi neex na dañ koy nax fi mu toll nii may wax ak yow Assemblée nationale mi ngi ci ay bor digganteem ak Sonatel ak ay Senelec ak SDE loo xamante ne kenn xamul lan koy fay Assemblée nationale député ya fa nekk même bu ñu bëggee am pince yi ñu takk ci seen mbubb pour que ñu xàmmee leen ñu ay député sax dafa nekk rupture amuñu ko kon jàpp naa ne loolu lépp tey ay jafe-jafe yoo xamante ne am na ci pinc ndaw réew mi nga xam ne nekk na loolu lépp Macky Sall moo ñu koy ku ne xam na koom-koom bi tamit dafa gën a del ci ginnaaw ndax fi may wax ak yow ci mois bi waroon nañoo am 200 milliards yoo xamante ni dañ ko sasoon au niveau de douane mais ku ne xam na ni fi mu toll nii atteindre gu tax loolu mooy si objectif li ko waral bokk na si coronavirus bi nga xamante ni feeñ na te amuñu benn communication boo xamante état Sénégal jël na pour jël ay engagement pour wan population ni leen kat lii bokk na si tax maanaam recette yi waroon am amuñu ko kon jàpp naa ni état bi nekk na état boo xamante ni ci nguuru Macky Sall ci premier at bi amul lenn loo xamante ni man lu ma jàpp ni loo xamante ni lu fi defagul la. ci wàllu liberté yi aussi loo ci xalaat. waaw wàllu liberté yi fu nga xam ne Macky Sall fi ñëw ba léegi liberté amul muy article Ousmane Ngom bi nga xamante tey jii moom taxawoon na ne article baaxul tey taxaw na défendre article boobu noonu. li nga xamante ne mooy manifestation yi ku ne xam ne tey parce que population bi mun ñu génn pour wax ci opposition ak bu bëgg a génn ñu soxla ay gardons lacrymogènes te di aay ay manifestation te la ñuy sukkandiku pour aay manifestation di génn ay soldats ak ay policiers takk der yi yaakaar naa ne lu toll noonu bu ñu ko mënoon a génn tamit daan mën a aar manifestation yi pour que ñu wax seen soxla ak seen doléance mais liberté bi daal ba fi may wax ak yow prisonniers politiques yi ñu ngi si biir kaso yi ñu téye ku si mel ni Guy Marius Sagna ak ñeneen kon liberté amul ba Cour des comptes gis nga ko barki démb ñu ngi épinglé ñun jot na rapport Assemblée nationale mais mënuñu fi dara lañ si mënul ndax Macky Sall moo jël rapport bi teg tànkam ni leen du leen yóbbu si yoon kon yu mel noonu yëpp yaakaar naa ni ay mbir la yoo xamante ne tey population bi nga xam ne faloon nañ ko ci li mu wax ni à 58% population boobu nag war nañoo xool Macky Sall mi mu faloon est-ce que li mu leen waxoon tey jii jar na ñu bàyyi ko fi mu àggale ñeenti ma. allo salaamaaleykum. allo yaa ngi toog. waaw. maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax. waaw maa ngi lay delloo ziar bu baax. waaw sa taale bi la Malick si dëkk ngir na baax Guy Marius Sagna numéro 3. waaw ñu ngi lay nuyu El Hadj Malick. parce que am na tey si ñaari ponk laa bëgg wax rek mooy ci wàllu bilan ak mbirum Guy Marius Sagna.
dama ci waxoon démb ci def maa ci waxaat tey gi Mari Sagna fa mu nekk yàlla na ko yàlla génne te maa ngi ñaan si bon tabaar ko taala lañ def Ousmane Sonko bañ ko dàqee fa mu nekkoon dafa génn Sénégal def ko député kon gi Mari Sagna buy génn incha allah rabbi maa ngi ko ñaan na fexe compose candidat ci député yi Sénégal yóbbu ko assemblée nationale incha allah rabbi beneen bilan bi nag mooy tey le 24 février dina ma Macky Sall man li ñu si gis man maanaam Sénégal yi ak troxaan laa si gis li tax dund gi yokku na ceeb bi yokku na nit ñaa ngi bëgg courant comme nit na tax mu ñu ko am foo jaay Sénégal yaa ngi yuuxu tey oustaz foo allo yow rek lay déglu Malick ma ne foo jaar nit ñaa ngi yuuxu foo jaar nit ñaa ngi yuuxu ku doon am 5000 mënoon am tey 100 francs ku doon am 50 000 mënoon am 5000 man daal bilan bi ma gisaa mooy réew mu arrière laa si gis waa gis ñu gën a moo am par exemple tey jamono Allah da ngay gis nit ñaa ngi doon tabax mais tey boo demee si kànkaay yi ñu ngeen nelaw boo demee si commerçant ñu ngeen nelaw boo demee si jaagir fakk jaay ñu ngeen nelaw réew mi daal isaan tey amul kenn koo xam ne gis ngi sa bopp sax Adama fu ñu ku doon am 5000 mënoon am 1000 francs ku doon am 50 000 mënoon am 5000 francs yéen réew maa ngi avancé fu ma avancé jëm bu demee si àll bi tey bu nekkee 100% la 98% dafa manque courant su yëpp si biir Macky Sall la oustaz waaw lu grand yaa waxoon ñun duñ dem waa duñ dem de jërëjëf ok ñu xaar keneen kon ci ligne bi ñu daal di koy nag jël Assane 88 628 98 98 keneen allo waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw rajo Xaas Mbaye la Mbacke Bawol waaw ñu ngi lay nuyu Alaaji ñoo ngi siyaare sëñ Cheikh Fall Mbow sëñ Gala sëñ Modou Rokhaya waaw di ñaan Adja Soro Dieng ci Touba Daara Khoudoss Saas Adama waaw xam nga jàpp naa ne li may wax ci suuf bi réew du dox waaw nit mooy dox président Macky Sall tey la am at ci bopp réew mi mais jàpp naa ne moom président personne gàcce ngaalaama moom parce que tey ji tey boo xoolee président dafa am lépp solo ci politique mu manqué la ko mooy communication parce que tey Oustaz Adama jàpp nga ne ñun ñii di woote défendre président Macky Sall li ñuy dégg ci rajo bi ak li ñuy wax ci rajo bi dara waralu ko lu jàppale président Macky Sall ci bilan ndax daf bi muy ñëw ci réew mi jafe-jafe yi mu fekkoon ci réew mi ñun dañ cee gis suñu bopp parce que dafa fekkoon courant bi xuy kamaj fer bi seer ciment bi seer faju mi jafe lépp président bi ñëwee mu jàppale ñu ci dañ gis suñu bopp ndax ñun bu nasaante ki fii ndàcc bool suñu soxna di am di def éco Touba lay dem 16000 francs lay fay bi mu ñëwee indi ko di maladie universelle booy éco 2100 francs ngay fay man nag li may wax damay wax màcc parce que damaa yor ay soxla yoru njaboot ki nga xam ne day labar rek lambar yoru soxna sëyul moom mun ko xam mais man damaa yoru soxna yoru njaboot te li may wax sama àqulaay taay laay wax te li ma wax da man kenn li may wax moom ba ñu ko diingat mais kenn du ko weddi suuma nag moom mënu ma ko daw waaye li may wax moom lu wér laa lay wax te kenn du ko dindi bi mu ñëwee dañ daan fay éco fii 16000 francs léegi 2100 francs laay fay ndax boo amee carte mutuelle de santé 3500 ngay kii at mi yëpp nga faji ordonnance bu dee ci biir pharmacie bi 80% la lay jël bu dee pharmacie privée yi nga xam ne moo nekk ci biir 50% la lay jël loolu nag yaa xeeti bu njëkk boo mos a nekk fonctionnaire doo ko mën a am kon moom gàcce ngaalam mais li gën a manqué daal mooy communication ñun jël di leen fay dénk leen communication ak directeur de cabinet ba ma maître Omar yu ñu jugee léegi gëj a xam la gëj a am directeur cabinet bu baax man xaalis bay nag maa jël responsabilité wax ko communication dafa élage kase jugee ñu daal di xaar keneen jël ko ci ligne bi jotaay wax sa xalaat 88 allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw li nga def waaw maa ngi fi. monsieur Guèye la Liberté 6. ñu ngi lay nuyu Guèye. alhamdulilah man damay wax ci affaire Kémi Séba. xam nga ñoom niñ ko abordé c'est un peu gauche xam nga Kémi Séba. comme il n'est pas un terroriste. il n'est pas un homme dangereux. li ko fi indiwoon mooy son procès n'est-ce pas. donc ñoom man bu ma nekkoon le gouvernement ou bien l'État du Sénégal. dañ koy bàyyi tranquillement rek mu ñëw taxaw à son procès xam nga bu procès bi jeexee ñu ne ko sëñ bi yow kat dañ la fi tere woon kon mën nga jël say bagage nga dellu n'est-ce pas. mais mu ñëw ñu téye ko aéroport affaire bi am bruit xam nga sur le plan international am ñu ciy wax. xam nga yooyu jar ko sa état dafa war a muus quoi. ñoom avant waa ji ñëw waa ji il avait annoncé son retour au Sénégal xam moom nëbbu ko. xam nga donc koo xam ne day ñëw pour yàq du taxaw annoncé ne dafay ñëw ñoom mënoon nañ gise seen biir kat boo Kémi Séba bu ñëwee nañ ko bàyyi tranquillement en tant qu'Africain mu dem taxaw bu procès mu jeexee ñu ne sëñ bi kat yow sa interdiction ba léegi levé wuñ ko kon mën nga dellu. mais tey ko aéroport du lay dugg ak du dugg ak nangam yooyu jaru ko quoi. nañ ko bàyyi comme renvoyé nañ procès bi nañ ko bàyyi bu waree def 1 jour 2 jours sax xam nga
toog fii après dem yoonam moo gën quoi. ñu téye ko aéroport rek naa parce que Kémi Séba mi ma gis nii kenn mënu ko dugal ci avion parce que waa ji xarukat la xam nga te làmmiñam la yore. nañ ko bàyyi mu dugg bu jeexee après ñu xam nga bon ñu bàyyi ko mu ñibbi baax na jërëjëf merci. ok sëñ Bigué jaajëfal ko loolu mooy njàngatam Assane ñu jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98. kooku bëggul sa tur di fay ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa dootuma bàyyi. allo salaamaaleykum. Adama John yar naat. waaw. baaf si jàmm rek. mi ngi jëm kay. Mbaye laay moo nekk ci buum bi. ñu ngi lay nuyu waa. allo. allo. dafa mel ni dem na Assane ñu xaar mu dellu si allo. salaamaaleykum Adama John. waaleykum salaam waaw. tuuti waaw allo waaw. waaw maa lay dégg. ok. allo waaw maa ngi lay dégg sëñ bi. waaw loolu ay rëq-rëq la ci buumu jokko bi ñu ciy jéggalu xëy na ñu daal di xaaraat keneen mu jël. allo waaw. ma ne maanaam 1 an wu Macky Sall bi li ñu def ci réew mi ngeen di laaj. moom bi ñu ko falee 5 ans bi ñu faloo 7 ans boobu moom dafa doon def apprentissage la doon def da doon jàng. waaw dañuy jàppoon nag ne mokkal na ba xam naa ñu bëree bëri xëy na votelaat ko ba mu ak njuuj njaaj ji mu def ba toogaat mais xam nañ ne moom da doon def examen mais at nul dañ ko doon a teel a fexee jële ci réew mi parce que moom day tandu rek day tandu dégg nga député boobu sàng li mu wax yooyu mu wax ñun xamuñu ko woon sax kon nga xam ne réew mi avancé wul moom nag bilaam yëpp mooy président ba fi dàq tëj moom ci la bokk gis nga affaire Kémi Séba boobu noonu bëgguñu mu ñëw ci réew mi parce que affaire Guy Marius Sagna bi moo tax moom bu ñëwoon dina ci wax dinañ def conférence de presse te ñoom ñoo ko woo ñoo ko convoqué mu ñëw ñoom ñoo def appel attewoon nañ ko ba bàyyi ko ñu def appel ñoom ñoo ko convoqué waat mu ñëw loolu gàcce la sax gàcce la àdduna bi yëpp ñu ngi leen teg bët nit ki noo koy woowee jox ko convocation ba pare mu ñëw nga ne ko doo dugg ci réew mi loolu mooy non Sénégal boo fi nekkee sax wallahi da ngay am gàcce di rus parce que suñu autorités yi xamuñu ban tànk la ñuy taxawee xamuñu ko maanaam réew mi pëccaxoo la lu neex waay def sàcc yaa ngi fii di sàcc al réew mi kenn du wax ñii ngi jaay ay maire yi ne la ñuy def kenn du wax ñu jàpp benn innocent 3 mois ne ko ràpp ci kaso bi ba pare di jaay doole mais nañu xam ne wallahi al azim ñoom Yaya Jammeh ni mu doon génn seen réew 4 heures du matin ak ñoom Laurent Gbagbo ak président wu Burkina Faso boobu Macky Sall gënu leen te del leb la nag lu baax ëllëg bu ñu lay fay bu kenn wax wasalaam. loolu di jàngatam suñ bi ñu xaarati keneen Assane ñu jël ko ci ligne bi allo. allo waaw. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. El Hadj Adama. waaw. Guy Marius Sagna numéro 2 la. ok ñu ngi lay nuyu. Adama ñu ngi lay nuyu di ñaan auditeurs yi suñu borom mi yore jàmm te doyoo ko dara yàlla dolli ñu jàmm ba pare te saaraka ci biir réew mi. xam naa ni ñi nga xam ne ñooy wàcc kaamil de sonn nañ ci ñaan bi ñun dañuy wàcce rek pour réew mi am jàmm waaye Macky Sall dafa naqare jàppale. parce que
dafa taxaw fii ak ministre bi énergie de mine ne am nañ 58 milliards de bénéfice am nañu ay tooli courant ba gis nga tey sax am nañu doon immigré fële. Adama noo immigré ay tooli courant pare courant bi di yokk. nañu waxante soo xalaat tala rek xam nga Macky Sall bu nekk premier ministre Abdoulaye Wade ku ne xam ne ne Abdoulaye Wade yàlla dogaloon xam-xam bi daa bëri trop. moo tax daa leen bàyyi benn place bi nga soo bu ne Abdoulaye Wade wàcc fenn parce que loolu mooy dafa bëgg ñu liggéey ku liggéey mu dàq mais Macky Sall am ñu ma àndal ñoo xam ne liggéeyuñ defuñ dara mais ñëwu leen a génn ci gouvernement bi parce que ñoom ñoo wax ne ñoo àndandoo ensemble dañuy gouverner ensemble ñëwu leen a laal de te liggéeyuñ dara au lieu de créateur Dieu sait que ne moom il sait très bien que les gens là ils ne travaillent pas pourtant mun leen a dégager mais ñoo ànd gouverner rek tax ku nekk mu jox lay poste ngay lambar-lambari dara duñu ko liggéey coow rek taxawu ko ni am na léegi ko wax ne communication Macky Sall bi doxul wa tóorawaat ci ak kii Adama day yàgg rek mais dëgg dana feeñ yow journaliste nga deel fexe bay enregistré bu ko bàyyi de ñun ñoo ngi enregistré li gars yi wax yëpp mais yéen tamit bu leen ko dee leen ko denc ay archive la ca kanam wuy sama ndey ji dana yokk wuyaay yooyu dina yokk parce que Macky ni mu leen a génne te gars yi liggéey ñu dañoo gapparo fi mu toll mënuñoo dox gapparo xam nga gapparo dañoo gapparo de doxuñu de adduna bi yëpp nga dox moom de Sénégal boo dégloo France Inter ay 4 heures du matin 5 heures gis ñuy diaboliser Sénégal da nga naan dans quel pays sommes-nous est-ce que pays Senghor moo nekk nii Abdou Diouf day ñëw ba ñibbi du nuyu waa parti socialiste xam nga daf ngay seetloom déet Abdou Diouf dana ñëw ba ñibbi doo dégg mu tudd parti socialiste parce que gars yi lii da leen doon xont ñu lekk ba dégg mais duñu ay liggéeykat ñu jëlati keneen kon ci ligne bi ci 88 628 98 98 biir réew mi allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. numéro 2 Macky Sall. Mamadou Madara Adama maa ngi lay nuyu lu bari. di nuyu ñi nga bokk liggéey bi waaw di ñaan jàmm rek di la wax jàmm ndax Sénégal lu ñëpp bokk la lu nekk ne mu ngi ci ndax Sénégal kenn ku nekk yaa ngi ñaan yàlla mu avancé te loolu dafa naa ni ki nga xamante ni moom la yàlla yan tey yan ni président Macky Sall mu jiite tous les Sénégalais moom wax dëgg yàlla moo jaboote ñëpp te ndax. jaboot moom jàmm mooy mbokkam ay su ne saay bu xëy suba ba ngoon mi ngi ñaan yàlla jàmm di ko doxal di ko waxal muy ci liggéey bi muy ci jàmm ji ba ci dialogue bi te tax na daal damay wax ne nit ñi nañuy delloo ci xel yi li nga xamante ne bi am na ci kiiwu parti socialiste yi wax dëgg yàlla ndaje bi nga xam ne démb fàttaliku bi amoon na président def naa ne ñi nga xamante ne ñoom la bokkaloon campagne bi ñu dajee foofu kafawante loolu am na lu bëri lu nga xamante ni ñu war a gën a delloo ci xel yi daal te xam ne président bëri na ñu koy foogee ne ne fekk demeewul ni ku dal la te dafay bëgg di déglu saa su nekk nga xam ne lu koy wax lu koy jëriñ mais président wax dëgg yàlla ku ne xam ne am na réalisation lu ñu fi def loolu moom lu ne fàng la kenn du ko jeex ba ci autoroute Ila Touba ci woon nga dem ci këru kilifa diine yi amul fu mu ko këru kilifa diine bu mu taxawul dafa jàkka juma dafa ay barabu dallu waaye ay lépp toilette ak lépp lu nga xamante ni lu ñuy jëfandikoo la ba tax na daal taxaw gi nga xam ne taxaw na ko Sénégalais yi dañu xam nañu gis nañ seen bopp ndax wax dëgg yàlla gouvernement bi nga xam ne ñu ngi ci wetam di ko jàppale loolu mooy dëgg te jàmm ji am na sécurité am na ci dëkk bi xanaa ñeneen ñi nga xamante ni ñooy wax mbirum politique la ñu waxee mais ku xam président Sall xam ko ci bëgg jàmm dox jàmm te chef de l'état africain ay nawlam respecté nañ ko bu baax a baax a baax parce que bi ñuy def prestation de serment lu toll ci 18 chef de l'état ñëw nañ te loolu kaddu ga genn même bi muy def campagne chef de l'état am na ñu xam ne mel ni Alassane Ouattara président Mauritanie ñoom dañ ñëw sax taxawu ko ne jàppale leen ko ci congrès bi mu nekk lu nga xamante ni bi président Macky Sall bénéfice njëriñ la Sénégal lu nga xamante ni bii pétrole bi feeñ nii loolu lépp ci moom la. Assane bu fekkee waxtu yi des nañu jël keneen ci ligne bi 88 628 allo. allo. waaw. Adama naa def. waaw maa ngi fi. waaye ma ne bii Malick Sagna numéro 2 numéro 3 ñoom bu fekkee ne dañoo bëgg a jëmale bii Malick Sagna nañu def graduation nañu def am groupe dem par lobby suñu toog ko def graduation yoo xam ne ñu koy jàppale waaye nekk fi naa maay numéro 1 numéro 5 nangam yëpp ñàkk fay doo mooy lan. bàyyi leen ko rek loolu garaaw. waaw dama leen di encouragé dama koy bàyyi naa ko dama ne nañu def ba par lobby suñu toog foofu def graduation yoo xam ne ñu ngi jàppale bii Malick Sagna loolu mooy fulla waaye ni kante bi naa maay numéro 5 maay numéro 2 maa ngi dégg léegi ba naa Macky Sall numéro 2 yëpp ñàkk fay doo mooy lan. ñu daal di jël keneen bu ñu jugé xalaatu kenn nañ leen bàyyi loolu foofu la ñu toll ñu jël keneen ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum Oustaz Adama na ngeen def. waaleykum salaam waaw sëñ bi. man la Ngounda Diop Mbos maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu sa technicien bi nga àndal. lay fay. di ziare Serigne Cheikh Ndigal Sène ma nga Njàmbur Siin di nuyu Serigne Moustapha Diak ma nga ca Naawel. waaye di nuyu képp koo xamante ne si jamono ji yaa ngi teewlu di déglu si. di kontaan ci liggéey bi ngeen di def am na solo. waaye tey at
mi nga xamante ne si président Macky Sall def na ko fii li mu fi liggéey ak li mu fi def àndandoo ko coalition Benno Bokk Yaakaar man de li ma ci jàngat bi ma def président Macky Sall ak gouvernement am man président Macky Sall dama ko yërëm parce que li tax mooy boo amee seetlu Senghor nekk na fi ba dem bàyyi fi Abdou Diouf nekk socialiste di dox waaye tamit Abdou Diouf nekk fi président ba dem bàyyi fi Ousmane Tanor Dieng socialiste di dox bi mu fi jógee Ablaye Wade ñëw yor pouvoir bi PDS bi mu fi jógee muy dox waaye Macky Sall président di nga dem ba jógee fii APR du dox parce que lan mooy que amul fit cay bis yi ñu génn bi muy def déclaration bi ñu waxee ne du ma def 3e mandat ma ne ko da nga waroon dëggal sa bopp wax ne dinaa ko def bu ko defee ñi nga xamante ne si ñoom ngay ragal ne daañ daw ñu daw génn parti bi su ko defee parti APR am parce que tey li la koy xamal mooy élection yi nga xamante ne si moom la ñu dëgmal muy local yi APR waroon na ci mën a am doole mais da koy ñàkk parce que li tax mooy coalition bi parce que tey buñ ne coalition Benno Bokk Yaakaar soo demee fekk fa socialiste waaye tamit ñoom ñëpp ñu àndandoo ca kon nekkul loo xamante ne si du président Macky Sall yaa ko moom kon coalition la moo tax jàngat boobu ma def moo tax ma ne tey président boo amoon xalaat wax dëgg yàlla da nga dëggal sa bopp taxawal APR waaye tamit at mu bees mii nga xamante ne si def na ko fii ci premier mandat bi ñun de ay jafe-jafe rek lañ ciy jànkuwanteel ñun ñi nga xamante ne si ñoo def surtout département de Guinguinéo wax naa ko fii ci ay bis yi ñu génn yoon wi nga xamante ne si ñu ngi koy jàmbat diirub juróom-ñetti at defu ci dara te ñun waa Mbos diggante Mbos ak Guinguinéo. kon mu ngoog ñu daal di koy jaajëfee sëñ bi woote ca Mbos waxtu wee ñu daal di nag dab fii lañ koy daal di yemale dig leen daje xibaaru ëllëg ak jàmm ci yeneen jotaay ci wàllu wax sa xalaat ñi nekkoon ci ligne bi jéggalu ci kanam tuuti Sud Nutrition buñ ca